Écoute sur RFM. Écoute sur RFM. Écoute sur RFM. ay ci jërë ngeen jëf jërëjëf Abdoulaye Diop Yacine Pouy ci digital bi jërë ngeen jëf équipe technique bi waaye auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM jërë ngeen jëf ci 94.0 dañu topp ci suñu site internet www.rfm.sn ba ci suñu page Facebook RFM l'officiel ñu ngi leen di jaajëfal Mame Dieye maa ngi lay nuyu di nuyu l'homme passe partout waaye di nuyu Ndoye Bane Ndoye maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji. maa ngi lay Mohamed Ndiaye moom tey la 40e jour suñu papa ji dem na. yàlla yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana moom tamit. amiin ban ziar naa bu baax di ziar passe partout di ziar auditeur ak fu ñu mënti nekk di leen ñaanal jàmm te di ko sàqu ci yéen yàlla na yaa réew mi am jàmm ne ñëpp am jàmm te am sutura. Moodu yeeg ñëpp yéen yàlla defal ay sutura ki teranga. jaajëf waay. amiin su ma wàcc passe partout. jaajëf Aba maa ngi lay ziare di nuyu Ban di nuyu auditeur u Xalaas yëpp di nuyu suñu mbokk internet yi. ci rfm.sn ak ñu nekk ci Facebook l'officiel bi. ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa Kaaru Fajar gi Ban. waaw Aba. am na solo noonu Ban yaa ngi waaj fi ñu toll nii. màggal gi waaw moom yóbbu nañ suñuy bagage fi mu nii dem rek ci des. macha allah waaw macha allah am na solo. waaw Xalaas gi nga xam ni moo njëkk lu mu wax mais Ban damay dégg histoire comme xam nga yow armée nga nekk. donc lu jëm ci armée rek ak lu jëm ci gouvernement gi rek man dama lay attaqué laaj la directement. lu jëm ci armée ak ci gouvernement. yow laa koy attaqué directement Ban nag ngeen mën ànd ak nit. ba mu nekk ci ay problème ngeen dumóoyu ko won ko ginnaaw yéen armée. Awa maa ngi lay nuyu bu baax a baax ne maa ngi naan la tey Xalaas bi nga xam ne moom lañ indi maa ngi koy teg mais neexuma wax dëgg yàlla mooy sama mbokkum soldat boobu nga xam ni dafa demoon Mali. weere ngeen de bokk ci mission bi nga xam ni def naa MINUSCA moo leen yóbbu woon di ki mission ONU la woon ban demee foofee ca Mali amoon na ay problème yu fa am maanaam waa ji jeune bi le jeune soldat la dafa accidenté foofu ci yenn circonstances la accidenté ak yooyu ñoom seen xam naa ni moom dina ci ñëw waaye ba mu kii fa opéré nañ ko foofa indi ko fii Sénégal fajaat ko hospitalisé ko après génne ko yóbbu ko këram waa ji ci boppam man contacté na ma depuis jeudi vendredi samedi yëpp maa ngi moom ñu ngi wax ak yaay ak jabar ji may félicité bu baax a baax jabar ji jabar ju mel noonu moom yombul jàmbaar la yombul boobu ba léegi mu taxaw ko waa ji fi mu tëdd mënul dara affaire bu yéeme la yéeme boo xam ni yéeme la ma ci may waxaat la ma daan wax ce qui se passe dans l'armée doit rester dans l'armée loolu nag pour mu am il faut ñi nga xam ne ñoo jiite armée néew ma defuñu seen liggéey na mu ware
mais nañ ci jéem a gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax parce que bu njëkkoon li nga xam ne mooy xew ci biir camp bi du génn camp bi li xew ci biir quartier gi ci biir quartier gi lay resté te loolu pour mu am ci il faut que ñu war kenn ku nekk la nga war a def nga def ko su fekkoon ku nekk la nga war a def nañ ko defe naa ne affaire bi du esquive fii il faut nit ñi yenn chef yi di rendre compte maanaam rendre compte aba yow yaa chef passe-partout nen su passe-partout soxlaa dara soo ko mënul wax ko sa chef sa chef wax ko sa chef wax ko sa chef ba mu egg ca kaw mais kii nii su fekkoon gars yi ñi ngi doon rendre compte ba mu egg ca général ba wala ba mu egg ci autorité ca ministre ba wala ca président ba dinañ ko taxaw parce que un soldat boo xam ne nga bàyyi si lépp dem armée lu la mënti dara armée la war a taxaw à 200%. dégg naa ñu ni dafa demoon ci ay jàng que ay jàng la demoon ak fu mu mënti dem armée Sénégal ak ONU ñoo ko jëlee Sénégal yóbbu ko Mali mu ngoon Mali lu ko dal Mali ba maanaam suy ñibbisi dafa war a ñëw ñibbisi ak blessé d'accord wala mu dee d'accord wala mu ñëw saye sauve ci lu mu mënti nekk tamit ñoo ko war a taxaw parce que ñoom ñoo ci seen responsabilité la nekk ba kër muy ñibbi si waat këram. moom blessé wul woon ci lal fan la. d'après bi blessé wul ci guerre ba daanul ci oto ci ay jàng lañ la ci communiqué bi ma lire tey ji ci nu mu doon ci journal bi. même tey jii su fekkoon tey jii ay jàng dafa amoon ay jàng mënu faa am tey ay seexam autorisé wu ñu jàng yi. ONU moo leen fa yóbbu ONU da koy autorisé armée bi ànd ceeg chef yi. ñu autorisé leen ko loola mën a am suñ leen joxul woon autorisation loolu du mën a am tey ji man tey yow soo doon dem congé wala nga dem am permission di dem dara dal la mais sa fa ngay liggéeyee dañ lay taxaw. parce que ñoo la jox permission. fii le fait que jox nañ la permission ba léegi rek seen loxo nga la tiim. donc ak lu ko mënti dal nañ léegi après foofu bi mu amee ay. jàng voilà jàng am lu xew ci jàng yi xaw ma ndax neneen dafa daanu jël ñeneen dafa daanu jël ca jàng ya ñeneen dafa daanu rab ni naan trans daal lañ wax. trans mooy trans. est-ce que ca jàng yi la waa ji bi ma ko laajee nee na moom bi ne suba la màggalu Tuuba la bi ne suba la màggalu Tuuba ci la am accident boobu waa jee ko wax waaye bi ma liiree communiqué bi dañ ni woon dañ demoon ci ay jàng mu daanu fa trans nag mën naa nekki rab. mën naa nekk leneen mën naa nekk léegi dañuy déglu waa ji bi ñu koy doog a jóg. ayca ba ngi si jàmm man ñu sax maa sàqu pour am sa numéro. daaw laa dem Mali mooy 2018 mun naa rappeler lépp mooy le 4 voire le 5 juin laa dem Mali def naa fa presque 16 mois man maa ngi gaañu le 17 octobre 2019 mooy biñ ñëwee suba la màggal Touba sur boobu laa gaañu dama daanu. dama daanu bopp bi dal ma am problème ñu ne ma da nga am fi mu nekk nii Mali lañ ma opéré muy clinique bi ñuy wax Pasteur fa lañ ma opéré ndax dama amoon 6 fractures ci l'os bi amaa le vertébré mu laalaale colonne vertébrale bi depuis loolu jusqu'à nos jours amul lenn loo xam ne day yëngatu sama cër yi fi mu nekk nii boo jëloon paaka wala nga jël jaasi di dagg sama yaram mun ma xam li ci xew. nekk naa principal 5 mois avant may génn man maa ngi génn le 2 mars ndax man foog naa maa ngi rappelé lépp le 2 mars ngoon heure yi laa génn mais ñoom li ñu ma waxoon moom la ñuy def ak li fi am bokkut ndax bi ma génnee sax pour ma am ku may maas sama yaram il a fallu man maa doon obligé di génne sama xaalis pour di fayal sama bopp te ñëpp xam nañ man soldat laa doon ñëpp xam nañ salaire soldat. bi ma paree foofu noonu Kër Massar ndox bee ñu fa ma nekkoon noonu ndox bee ñu fa jëlee mu ñëw fii dañu ko jox en temps naa may fay location ma sama ordonnance ay 400 000 général bi ñëw na foofu voir 1 million quelque jour boobu muy kaas amul benn autorité muy général muy kenn ku fa ñëw ne ko xaaral ñu assisté ko à part leen rek laa mos a jot loo xam ne ndimbal la woon au niveau de l'armée nationale yëpp mooy jour bi nga xam ne général bi da doon joxe ndimbal pour tabaski. mais amul kenn ko fi mujj a ñëw mënuma dara sama jabar rek laa fi nekkal moom mooy faj man am naa fi góom boo xam ne depuis daaw mooy génn hôpital ba tey boo ñëwoon xool ko ba tey mënul wér sama jabar moo ciy daw wala sama ma xool koo xam ne infirmier la ndax man mënuma fay infirmier courant gi ma nekkal fii nii kër gi ma nekkal courant carte la mat laa at ne escar laay tëdd amul benn autorité boo xam ne jàpp na ci
to man mun naa ne fii laa jógee Sénégal dem Mali ni méttee dañ doon def 15 jours ci àll bi ndox sax boo naan doo ko am pour jàmm rek mun a am ci dëkk yi mais tey man maa toog nii ki doon wut jàmm moo toog nii tey loxo mënul yëngatu dara mënul yëngatu sama jabar moo fi nekk benn couche rek 700 lay jar ndoy dinaa si yàq ñett par jour mun naa saw sama kaw ba mu fees xaw ma mun naa dem toilette ba mu fees sama kaw xaw ma sama yaram lan moo ci nekk mun naa heure bi nga fekk mu yuuxu ba presque ba fajar ndax tàngaay xaw ma ci dara mais man sàquma leen lu dul ngir ni jàppale ma comme lu ma ko doon waxee nañ ma jàppale ndax président de la république leen mooy le premier homme tey bu ñuy wax armée le général tey mooy deuxième homme bu ñu yëgoon lii nañ ma évacuer ma dem faju ji dugaat ci rang yi ndax foog naa man moo ma gënal toogaay bi nga xam ne amul benn solo. rakku jàmbur la magu jàmbur la fi mu nekk nii ñëpp mën nañ yaakaar sama njaboot te maa ngi tëdd ni doo ma dikku ma xam nga bu baax li armée di fay attanuma may dépassé ma 400 000 couche rek xam nga ne boo demoon pharmacie nga laaj ko couche kese 700 lay jar waxatuma leneen toom amul am bi def autorité bu mos a ñëw fii ne ko am jàppal ci lii ndax man xaw ma lan moo xew ci yaram bi day tàng mën na ko day sedd mu sedd mu ne day tàng xaw ma dara mais daal li ma lay ñaan ma maanaam wóolu gi ma la wóolu daal maanaam yaakaar yi ma am ci yow xam naa télé gi nga nekk gëdd gi nga ci am moo tax militaire bu jàq yow boo nañ ma faje yi ba ma wér soxlawuma sax ket soxlawuma dara man ñu faji man ma wér delluwaat sama njaboot bu fekkee damay dellu armée bu fekkee mënatuma dellu armée xam ne mënatuma dellu armée ndax àdduna ngi noonu. waa tonton Ndoye sëñ baa ngi noonu sëñ bi mi ngi noonu waaw am ci yow yaakaar nag gu bare nga nekk ancien homme nekk frère d'arme nekk ancien homme moo tax ñu am ci yow yaakaar gu bare tey nag yaramam daan neexul moo tax lu bëri mënu koo wax mais dañoo am ci yow yaakaar tonton Ndoye Bane yaakaar lañu am ci yow yaakaar gu bëri waaw moo tax ñu ñëw ci yow pour nga dimbali ñu ci kii waaw nga dimbali ñu te yàlla tax waaw ñu ngi la koy ñaan ñu ngi lay ñaan te yàlla tax nga dimbali ñu ci kii ku ci mën a jot ku ci ko mën a dégg ba mën koo jëlee fii mu tëdd xale bu ndaw la mu dem fajiwaat ay soxlaam lijjantiwaat njabootam ñu ngi la koy ñaan yaakaar lañ am ci yow te xam nañ ne ancien militaire nga xalaatuñu kenn nag ku dul yow pour nga mën ñoo dimbali ci kii nii autorité yi jug dem faji ko yow dong lañ ci am yaakaar. daa yor njaboot benn doom bu jigéen rek la am boo xamante ne mi ngi doog am 2 ans. parce que léegi nii def na at mënul dara fi mu tëdd lay defee léppam fi mu tëdd la koy defee fa lañ koy sangee fa lay demee lépp loo xalaat rek lépp lu doomu aadama di kuy dox ci tànkam rek di def ci fi mu tëdd la koy defee ñu bëggoon nag ku ñu ci dimbali te yàlla tax état dégg ko Macky Sall dégg ko borom dëkk bi dégg ko pour ñu mën koo dimbali moom mii mu dem faju ji parce que xale bu ndaw la 34 ans la am xale bu ndaw. Maxtar waaw. triste na de. doy na waar. waaw doy na waar trop man daal li may interpellé mooy général bi vraiment ñu ngi koy gis que ni bi mu fi nekkee ba léegi wax dëgg yàlla mooy général bi nga xam ne mooy ku bees ki gis nañ daal teg na ay affaires yu bees yoo xam ni yëf yaa ngi jaar yoon. te en général. du wóoruma nag ña ca kaw duñu yëg yii. mais ban ñi ci kaw yëg lii moo tax. ñu ngi koy dimbali. am na ay chaise yu ñu ko jox te weer bu dee bu ne danañ ko jox lu mu dundee. ak waa këram loolu nga gis ci journal bi. loolu gis naa ko ñu bind ko ci benn journal. looloo am wala loolu amul man yóoruñu biñ ko jotee woo nañ waa ji ne ko yow gars yi ne neen daan nañ la jox lii di la dimbalee di la dimbalee. ci lu ñu bind ci liñ bind. moo woo ko laaj ko déglu lim ci tool. lu mu wax jomb naa wax loo xam ne ba ma tëdd at mënumaa yëngal loxo mënumaa yëngal tànk yàlla def na ma man may wax. te je suis conscient xam naa lépp loo xam ne dal na ma ak daluma mais comme dañoo nekk ci armée te ñëpp xam nañu armée ni muy doxee mais da ngay nangu ndax man li ma soxla du question tort du question leneen ndax ni ma tëddee ni métti na trop maanaam son excellence le président de la république
ñoom ñu jëlee ma fii dem faji ma ndax dama am njaboot bu sew te bu dul loolu lii dafa metti nit ko xam ne mënoo tourner gauche mënoo tourner droite fi nga tëdd foofu lañ lay defalee lépp foofu ngay suturaloo foofu ngay lekkee foofu ngay defee lépp mënoo jóg mënoo def dara. armée bi ñuy wax nii ba ma feebaree daaw ba léegi 28 juillet la ma benn officier jëndal 16 ndax fekk ma fi ma tëdd yërëm ma kooku sax moom mu mën a jëndal 16. li ma leen wax comme gëmuñu ko veyu màggal laa daanoo veyu màggal biñ ne suba la màggal laa daanoo am na ay vidéo xam ne boo ma weddee mënoon naa la ko jox. mais léegi dama lay wax lu gàtt rek mais maanaam comme noonu dañoo jàpp ne man damaa daanu leer man damay accepté damaa daanu leer fu ne laa wax dem naa fa bu doon daanu leer xam naa préfet ku xam préfet nga xam ne éponge kese la nit boo fa daanoo xanaa dara jot. mais nag bu fekkee looloo tax depuis loolu ba tey ñu may sàggane mais bu dul loolu ñoom ONU ñoo ñu autorisé ñu def màggal te nekkul sax jouru màggal veyu màggal la veyu màggal amul jàng amul dara comme ñoom buñ ñëwee dama si daanu leer man dama lay d'accord si lu ñu wax dem nañ ba ne ma daanu gi nga daanu crise épileptique la mais maanaam koo xam ne dafa am ay rab bu ma amee ay rab du ma dugg armée mais nag ñoom luñ def baax na ndax yàlla ngi leen di xool man liy détail mooy maanaam man nañ ma jël ngir yàlla suutaay man mi nga xam ne def naa presque 11 ans de service nañ ma jàppal rek te yàlla tax ma faju ji après li des am ak armée maa ngi ñoom lay des mais lii daa neexut loolu rek laa am lu may wax te nga jégal ma ci kàddu gi nit ku jëlee dëkkam nga bàyyi sa dëkk bàyyi sa njaboot sama doom judd na sama ginnaaw ba heure bi ma wax ak yow xamul sax kuy papam ngir lan te xeex ak yéleef kon maanaam lii bu ma dalee tey ñoom war nañ ci mën a yeeslu àq depuis daa ba tey amul autorité amul dara koo xam ne taw na fii fu ne États-Unis France Allemagne amul dëkk boo xam ne woowuñ ña mais bi ma toog nii ba ni may wax ak yow amul benn autorité boo xam ne woo na ma que ça soit généraux que ça soit commandant que ça soit capitaine que ça soit autorité amul kenn. sama kër bañ fa ñëwee xam nañ ñu fa indil chaise roulante boo xam ne amul bopp amul tànk buñ demee mu ngi ci conteneur bi nañu indil bopp bi ak tànk bi ba démb ba barki démb ba tey indi fi chaise xam nañ ma indi ration de combat boo xam ne bu leen neexee ma fotal la ko dafa varié ku am maa ñu indi ko ration de combat mu indi fi xamul benn bidon diwlin depuis loolu ba tey amul benn autorité boo xam ne woo na ma sama ordonnance ku ma neex ku mu weddi chaque mois que jëfee man maa koy jëndal sama bopp man maa koy dugal mutuelle gis nga ñëw naa fii nii pour ma am rek ku may maase man maay fay sama bopp pendant 4 mois ma génn hôpital pendant 4 mois maa koy fay sama bopp faa ma doon maase mun naa ne mu ngi nii mun naa ko woo jox leen turam 2 mois lañ ma fayal 80 000 yeneen 2 mois yëpp man maay complété 60 000 lañ may jox ma fay ki may maase man xam naa ne le général Birame Diop yëgul lii mais bu ko yëgoon heure bii du demee nii mais ñoom xam naa leen bu baax a baax. dégg nga waaw kon li may wax mooy mais respect mon général daal li ñu bëgg a xam liñ la bëgg a xam man dama koy interpeller directement. en général chef yi yu mag yi waxuma chef bi mel ni Ndoye Bane. chef ñu mag ñaa mag ñi nga xam ne ñooy décider duñu yëg lu mel nii. maanaam dañ koy karkaral di ko nëppal ba affaire bi est-ce que fii may interpeller général bi. na jàppale kii te jël ay ñuy jël affaire ay texte ak yii ni tege fee. même suñu jëlee texte yi waa ji ci boppam Sénégal moo ko jëlee fii ak ONU yóbbu ko. loo ko fa mënti dal ñoom ñooy responsable. kii mi ngi nekk ci diggante dund ak dee léppam foofu mu toog la koy dégg su tàngee yëgul ni dafa tàng su seddee yëgul ni dafa sedd Sénégal ñoo ko war a jàppale. faj ko ku nekk xool rek sa bopp. voilà xam nga nit ku nekk na xool ni ak nit nga quoi te lii ko dal ni mën na dal n'importe qui su fekkee policier nga wala gendarme nga wala militaire nga wala nit ku mu mënti doon à tout moment lu mel ni mën na la dal. ñuy interpeller le président Macky Sall que ni ginnaaw armée moom mooy premier homme armée. nañ jàppale waa ji parce que il est très 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 fatigué te jël ay affaire u texte rek ay affaire u hiérarchie ak yooyu teg fii te dimbali nit ku nekk dans le besoin. fi mu ni Sénégal gépp man dafa mel ni man maay général. parce que yaay seen ambassadeur week-end bi yëpp vendredi ba léegi
chaque instant dañ may yónnee vidéo bi mel ni man tey jii waa ji man maay seefam. yaay seen ambassadeur xam nga moom tam dégg nga yaakaar gi mu am ci ñun ñii. am ko ci rajo bi am ko ci télé bi am ko ci man mii. moo tax ñun tam ñu yaakaar le général yaakaar président Macky Sall ñoom ñoo mën a jël kii. ak armée mooy armée rek ñoom ñaar ñooñu ñooy armée général bi man ñooñu laay waxal. ñu jël ko génne ko Sénégal yóbbu ko dem faji ko su fekkee mënuñu ko faje Sénégal suñu ko demee lépp mooy yëpp ñu def ko ci fu mu mën a yem ñu xam ne fii ñu góor noonu waaye nii lañ mën a mel que waaye waa ji wax na ñii dañuy ñëw tontu loolu amul njariñ waa ji di wax ñee tamit di tontu noo defal nañ ko lii defaloon nañ ko loolu amul solo li am solo mooy nañ faj waa ji nañ ko faj dañoo tollu sax nag c'est ça waa ji ak fi mu toll di wax ñu koy tontu voilà non nañ ko faj c'est ça parce que en fait ku ne xam ne armée waaw boo fay dugg doo fa duggaale feebar waaw donc bu la fa feebar dabee waaw ñoom bu fekkee ne dem na ba jëluñu matuwaay yi ci war wala xëy na jéem nañ mënuñu mais aussi bu mu tax ñu bàyyi la ñu bàyyi la à toi même quoi kii dañ ko war a dimbali parce que dafa jël bakkanam jox ko armée jël léppam jox ko réewam am na fu muy toll nag pour man lii waru woon sa egsi fii non parce que 1 an ci tey mu dem ba tëdd ci xale bu ndaw 34 ans il faut que ñu dimbali ko quoi dëgg la de il faut que ñu dimbali parce que waa ji waxuma la nga gis vidéo mais nga gis ko moom en personne rek boo ci mënoon dara kon egsi fii nii donc ñun wax la ñu mën nguur gi nañ ko dimbali fondation yi fi nekk waaw wala borom première dame ak ñëpp bonne volonté nañ dimbali encore am na numéro téléphone boo xam ni mi ngi koy joxe xoolal ma numéro téléphone bi foofu Sénégal yi képp koo xam ne mën nga ko ci yónnee dara lu mu mën a dimbali koo tamit bañ ko woo naan ko ay ndeysaan ak lii metti naag yooyu non 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 soo yëre voilà yaa ngi numéro yi foofu mooy affaire bi ma la yónnee ci la numéro bi nekk waaw am na ci numéro ab sinon ab su subaa dinañ ko joxe su fekkee gis naa ko léegi ma joxe ko de toute façon gis naa ci 77 309 02 74 wala 77 waaw 952 waaw 29 waaw 46 wala 40 waaw 46 képp ku ko bëgg a dimbali mën nga koo yónnee foofu la nga koy yónnee te bañ koy wonaan ko ndeysaan ak affaire yi ni mu demee voilà jarul expliquer affaire yi ni mu demee jarul muy demaat fenn di expliquer lii ñëpp a ko dégg général bi dégg na ko le président Macky Sall da ko dégg état au Sénégal ministre yeeg directeur yi nga xam ne mën nañ dara nañ jéem a contacter kii jàppale ko mais tamit armée ak état bi nañ ko jël évacuer ko dem faji ko loolu la parce que lii nii daf ma gêne man Serigne Mbacke lay Ndoye Bane mu ngi ci Facebook bi waaw nee na Ndoye lu waay mën a wax ci Ndoye tamit nañu ko accepter ni ku jaaxle ci moom ngay xalaata dem waaw yal na yàlla sàmm waaw lu amin parce que man ndogal googu loolu la yàlla dogal man képp ku am pour sénégalais bu am problème moo xam militaire nga moo xam policier nga moo xam gendarme moo xam civil nga foo mënti nekk ci àdduna bi di nga ma woo di nga ma contacter soo mënta contacter di nga ma woo ku ma jege passeport wala ñoom abaa ñi mais cas bii na ci nit ñi jaamu yàlla ngir yàlla na ci état bi jaamu yàlla na ci armée jaamu yàlla te dindi affaire de politique ak ay wax yi sew yooyu ça arrive des fois ça arrive partout mais yii nii moom nañ ci góorgóorlu nañ xool ci jabar ji may féliciter jabar ji surtout ndax jabar ju mel ni jabar waa ji yombul fii ngay feebar am bëñ buy metti rek nga am jabar mu abandonné la ñaan baat waaye nga am koo xam ne dafa nañ ko opérer plus de 9 fois mënul dox mënul léppam ci kawam la koy def yow nga toog di ko muñ di ko toppatoo yombul ci jigéen may féliciter jigéen ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci seen borom kër yi incha allah Bane léegi nga amaat léegi as ndam lu rëy rëy ak équipe bu xalaas yëpp léegi nga gis ku ko engagé wala armée wala gouvernement bi daal di koy yenn faj ko ba mu wér incha allah yàlla mën na ko yàlla na ko def waaw mais respect mon général général bi daal yaakaar nañ ko parce que am na jëw bu baax waaw militaires yi ñu ngi koy jëw bu rafet jëw bu baax ba mu ñëwee ba léegi voilà ba mu ñëwee ba léegi man maa ngi ci seen biir lépp dama koy jot jëw bi général bi am jëw bu rafet la jëw bu baax ngir yàlla ak yonent bi kaa bi dañ ko cee yaakaar aba joxewaatal numéro waa ji rappelé waatal numéro waa ji mu ngi ni 77 359 02 74 wala 77 962 29 46 waaw c'est bon waaw kon foofu xalaas bi tey loolu la woon loolu rek a fi xaj kon tey wala sax ñu dagg ci vidéo bi tuuti dugal ko suñu page Facebook waaw vidéo bi ci numéro bi dugal ko waaw wala waaw ñu dagg ci dugal ko teg nañ te bu ko kenn audio wala nga koy envoyé message wala nga koy woo naan ko ndeysaan gi mooy dafa bëgg lu mu fajoo te amul lu mu fajoo le temps que état bi ak armée bi di ko gën a jëlaat en charge même su fekkee jëloon nañ ko en charge te doyul nañ ko gën a taxaw faj ko
loolu la Sénégal yi bëgg. Macha Allah. loolu moo mën a seddal xoolu Sénégal yi ndaxte Sénégal yi affaire bi si ñoom ñëpp ju ci bari seen xol yi sot naa. donc nag nañu wane ni on a fii nañu mën a wane ni qu'on a am na yor nañu état parce que dañ ciy xas état des fois président bi wala ñu ci xas kuñ ci waxtaan. te ñooñu soo demee yëguñu ko sax. dëgg la voilà fii nag dañu war et puis y a beaucoup de militaires et de gendarmes ba policiers yu nekk ci hôpitaux yi di faju am problème. mais ñemewuñoo wax. parce que obligation de réserve. ñoom seen slogan mooy leen on nous tue mais on ne déshonore pas. nañ ko waruñu honoré. doog di xool Nañ ba ko ab honoré. militaire wala ab gendarme wala policier nekk ci oto ci rajo yi di yalwaan. Voilà. ayca Allô, président de la République, représentant du Cotonou, Colobane ak Sandaga, résidence zéro victoire, président de la République, en ci palais de la République, résidence du président de la République, bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans le quartier de Dakar, plateau capitale du Sénégal, construit en 1902. Ouh, sama ne pale ba xaw naa yàgg. Mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF.